ci jamono yi nga xam ne li des ñu amal màggalu Touba matatul sax weer dëkk bu sell bii di Touba ni mu mel akum ndox jéggi na dayoo gox yu bari fees nañu dell mbedd yi kenn mënatu fee jaar ci quartier yu ci mel ni Ndaamaatu Kër Ñang Daaru Xuddoos ak yeneen i gox. fii moom à chaque fois gars yi dañ fiy ñëw dikk buñ dikkee xool danañ fi def dara taxul ñu defee ñuy dundee yaakaar ñi seen yi nekk fii à chaque fois bu tawee ñuy am problème ci kër yi nit ñi génn chaque fois rawet na màggal gi nga xam si jub si na foo gis ne Touba la jub si rawatina fii ci Guédé am jaakaar di woo état di ñaan nguur gi ñi jàppale ñu dimbali ñu fii jàppale ñu ci ndox mi sonn nañ trop fii. oto yaa ñi tey dañuy teggi ñuy jaare mbedd mu la yëpp di fa jaare fii yëpp ndox la ba si fële na la yëpp day doon ndox ba fii nii démb la ko di doon manqué mais dara teewul ndox maa ngi fi des ba léegi wax dëgg yàlla ku ñu jàppale ndox mi daal ñu jël ku ñu nguur gi jàppale ñu jël ci ndox mi daal ndax wax dëgg yàlla ndox mi sonal nañu parce que dafa indi ay feebar yooyu bari weñ yu bari yëpp daal wax dëgg yàlla moom mi ngi fi moom te ndox mi bari na fi lool. xale yi sax mënuñoo génn am nañ ci tiit lool ak yooyu yeeg yëpp kër gi ñu yaakaar ko ñoom Pape Thiam gi ñu ngi nii dañoo génn ñun ñi bu du woon oto manqué yi fi ñëwoon fan yi dañuy génn waa Sapor moo ñu téye génn dëgg yàlla lu ngeen ñu si mën a dimbalee ñu si te yàlla tax. ay canal la ñu bëgg ndax fii daal ndox mi sonal nañu lool amuñu fun tuur amuñu leen fun tuur si mbedd mi tuur wala tali bi suñ sañoon daal ñu defa ñuy canal yoo xam ne ndox mu raxas sotti fun fuut sotti si ndax sonn nañ suñ kër yi taaran suñu bagage yëpp yàqu na mun sañoon daal ñu def ay canal ngir yàlla gëm sëñ Tuubaa ak sëñ Basiru mun yaakaar nak laaxar ndox mi bari na trop fii ba jëm Hizbut Tarqiyyah fu ci nit bëgg a dem da ngay wër ndox mi danga koy teggi kilifa ñoo fi dëkk imam bi nga xamante ne si ne ci jumaa ji lay julli ajjuma bu ñëw day teggi suñ mën taxaw bu jëmoon ci is bi en même temps du mën a jaar fii Atou Diagne day teggi fii maanaam mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo wër Touba rek ku ci bëggoon a dugg ci géré gi fi mu toll nii doo fi mën a jaar ndoxum ndox ndax gis nga taataa bi nga gis ne am na beneen bu ne ci kanamam ne le fi ngeen jógee nii di ñëw jumaa ji am na bu gën a mag bu ne fii te dagg-dagg yi daal wax dëgg yàlla doy na waar te yéeme na lool. deux voies bi day obligé ñi oto yi war a jaar fii nañuy jaar si beneen côté bi ne le yenn saa sax nga gis sama mbokki chauffeur Mbàkke Touba yi ñoom amuñ dañuy taxaw si beneen voie bi sax di jël client wala ñu arrêté si beneen voie bi barki démb rek am na ñaari oto yu laalante fii nii si benn voie bi ndax dafa xat te en même temps dañuy bëgg di génn troisième position si benn voie bi loolu lépp nag li ko waral ndox mu bari mi la parce que xuus yi bi ndox mi ay pono moom da nga koy changé moom mën naa ne chaque semaine benn pono yàqu vraiment ñun sonn nañ te buñ soñoon nag dañuy ñaan rek di laay war a suuli état bi defal ñu assainissement ndax lii bu ko fi màggal gi fekkee dana métti torop. mbir mi nag jur ñii ngànk mairie bu Touba jug laxasaayu takk seen ndigg ngir xeex ak ndox mi. tey monsieur le maire Abdou Lahad Ka joxe ndigal ay services am yu nekk ci commune bi ñu ñëw fii pour pomper ndox mi ci point bas bi nekk fii ci autoroute grande mosquée xam ne dëkk bi ku fi dugg da nga gis point bas bi wax dëgg yàlla loraange yi nga xam ne moom lay def ci ñi jël yoon wi. mu mobiliser vraiment ay moyens yu am solo ay camions gis ngeen leen nii ñuy pomper ndox mi ndax fii amuñu ay moyens exécutoires moyen technique rek yii lañ mën a utiliser vraiment des moyens mécaniques pour jële fi ndox mi ca nawet bi ndox mi bari na ñu ngi jëm itam ci màggalu Touba looloo taxoon maire bi ne vraiment point bas yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi surtout bi ci wetu arrondissement Ndam dana vraiment def ci ay pexe looloo tax tey gis ngeen vraiment camions yi ñu mobiliser yëpp pour ñu génne ndox mi tuuri ko feneen ca opération yooyu da ko fas yéene continuer ba wax dëgg yàlla saa su taweetim nit ñi mën a dugg ci dëkk bi ci jàmm delluwaat ci jàmm. kilifa yi ngànk mairie bi ànd ak kilifa diine yi fekk baax ci Touba dolli nañ ci ne ñu ngi ñaan waa nguuru Sénégal ñu taxawu leen jële fi ndox mi ci nu mu gën a gaawee ndax lii jéggi na dayo te bu ñu ko fi bàyyee ba màggal gi ñëw millions yi taalibe yi jóge ko fu ne ci biir ak ci bitim réew ñëw ci Touba ngir fekkee si màggal gi daañu am ay jafe-jafe yu jéggi dayoo Touba Mbacké. Khoudoss mu nekkoon reportage bi nga xamante ni Mamadou Makhtar Sarr moo ñu ko daal di defal fële ca Touba. waaw mu nekk nag li nga xamante ne si jamono ji keroog rek ministre de l'intérieur mi ngi ko doon wax màggal bi nga xamante ne dafa tombé ak nawet bi ñun ñoo ko gisandoo li nga xamante ne nag c'est des milliers de fidèles yoo xam ne ñoom ñoo war a rallier Touba
ci ay le 17 je pense bien lay kii donc fu mu toll nii Ibrahima Anne seetaan nañu ko gis nañu ko ci première phase assainissement wu Touba ne woon nañu c'est à la hauteur je crois hauteur de 20 milliards la ñu wax première phase bi pour mën a assainir la ville de Touba loolu ñu ngi koy lancé daaw waaye ba léegi daanaka li nga xamante ne moom lay dund askan wu Touba bi c'est la même chose pas d'évolution. jërëjëf Khodos balaa dara maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi invité nekk ci plateau bi coach di la nuyu bu baax a baax su bu nee assainissement rek toujours fu may dem bu ma jaaree Rufisque sama xel ci coach lay nekk. sonn nañu dañoo sonn nañu. vraiment d'après li nu jot a seetaan dama ni ñaari jàngal laa ci am bu njëkk bi li nga wax léegi nii dañu wax ni pour assainir Touba 20 milliards lañu wax. première phase bi non c'est bon li ñu ne global bi c'est 48 milliards. même bu dee global bi 40 quelques milliards. Touba boo commencé assainir 40 quelques milliards ça veut dire que yeneen yi du yegg 100 milliards. yeneen dëkk yi di yegg 100 milliards kon ñu war a xool foofu par rapport ak li ñuy wax 700 et quelques milliards yi ñu def ci assainissement c'est-à-dire dafay bëri beneen bi ci des remarque bi ma def ci fii mooy Touba tali yi d'abord ci la ndox yi nekk te dañ la wax ni la tali rôle bi mu war a jëkk jouer mooy assainir ba tax na dañ lay wax ni la toujours même booy tabax yow pour nga xool sa kër pour mu bañ a taa dañ lay wax ni la da ngay jël référence si niveau wu kër gi da nga koy jël si référence wu tali mu leer nañ la yow bu fekkee ne tabax nga ba nga xamante si nga tali bi leer nañ la filet route nationale yi taawunu yow doo taa puisque dañ koy liggéey si pante boo xamante ni dafay drainer ndox yi ñu dem fii ni ma xoolee ak ni ñu defee nii pour man dama gis ni problème étude dafa taxaw puisque su fekkee ni ñaari tali dafay dem mu am ñaari pante yi def nii te am benn koñ bu mu génnee te yow jëloo en compte ni bu defee ñaari pante bu ne tasee dafay nekk point bas te si biir agglomération puisque tali yi def si biir agglomération en général dañ siy def ay bordure kon bu si defee bordure ba pare si biir nekk loo xam ne dafay xóot mooy wane ni yow préparé wu loo pour ndox parce que yu demee noonu su fekkee ni par exemple pante dafa war a dem dafa war a nekk benn pante boo xamante ni dañuy war a yëkkati tali bi bu ñu yëkkatee tali bi daf lay lenn comme foofu ndox yi day kii dafay war a jaar si suuf dafa am wala ay ouvrage yu war a jaar si suuf nga xamante ndox mi day jàll dem malheureusement bu ñu xoolee loolu am fa mooy li may wax rek ma ni gis nga li nga xamante ni dafay jouer si économie réew mi yëpp Touba ñaata milliards ñoo fay dugg période màggal boo ko xoolee lii Touba di doxal si ay industrie surtout alimentaire kenn xamul lu mu toll li muy dugal si tourisme religieux kenn xamul lu mu toll. te ba léegi mënuñoo fexe ba defar dëkk bi. dëkk bu demee noonu su fekkee ni dafa am rôle bi muy jouer si koom-koom réew mi waroon ko te méngale ak yeneen dëkk moo tax ma ni bu ñu seetloo normalement ville religieuse yëpp nga xamante ni at bu nekk dafay am ni fay daje muy indi milliards kooku état bi dafa war a def benn kii spécial investissement spécial boo xamante ni pour dëkk yooyu la ndax tey xoolal ñi war a ñëw Touba ñëpp ndox mi fa nekk am na ñoo xam buñ fa ñëwee ren naroon ànd ak seen gan yooyu bu ñu yegsee nin fay fekk day du bëgg ñëw beneen yoon am na ñoo xamante ni aussi même ñoom bu doon ñëw ñu xam ne Touba nii la mel bu ñu ñëw contrainte la ñuy ñëwee mais nekkul loo xamante ni du leen di gënal la te bu ñu xoolee li nga xamante ni moom la doxalee Touba si urbanisation yi ni ñu ko tracé normalement moom laa wax ni toujours état dafa leen war di accompagner état bi waroon na leen accompagner bu yàgg nga xamante ni si cadre assainissement kenn du ko wax ndax boo seetloo Touba maanaam dafa nekk ville centre ni mu nekkee ville centre mais ay dëkk ñoo ko wër am na fu nu def seen benn kiw assainissement
mu traité benn bassin. bassin waay. ñu ngi ko def booy génn Touba di dem côté Xelkom. ci bassin boobu sax keroog bi ñuy def CRD bi ONAS ñu ngi leen wax naan problème bu ñu am fu mu ne nii Touba may que ne saturation sol bi su ko defee dañuy am problème pour évacuer les eaux pluviales. mais boo xoolee gis nga il faut que nit ñi di xalaat maanaam li jëm si kanam xam nga même bu amee saturation sol mais am na loo xamante nit ñi war nañ si xalaat mooy li nga xamante ni moo amoon Dakar ay lu mu traité kii de pompage ay station de pompage yoo xamante ni dañuy traité ndox mi delluwaat ko si robinet yi nit ñi naan ko puisque zone boobu nappe phréatique bi pollué wul contrairement à Dakar Dakar nappe phréatique bi dafa pollué puisque dañ la wax ni norme OMS yi su fekkee ni le taux de nitrate dafa dépasser les 5 milligrammes par litre l'eau n'est plus potable tandis que zone bale boo xoolee l'eau en principe doit être toujours potable parce que seen fii ni mu pollué foofu pollué wu ko donc waroon nañu seet benn station de traitement pour di pomper nappe bi parce que boo xoolee en général ñoom forage na ñuy naan boobu benn aspect la deuxième aspect boo génnee ñoom fu ñu def seen station de seen station boobu seen bassin bi pour man dafa jege parce que am na zone yi gën a xóot yoo xamante ne foofu waroon nañu ko fa def ba nga xamante dañuy créer d'autres bassins suñu créer d'autres bassins yooyu dañ koy def bassin de rétention bassin de rétention yooyu bu fekkee ni créé nañ ko fa mais mën na permettre kii nu mu teg jur gi di si naan mais mën na permettre aussi ñu jéem a fexe nga xamante ni à période nord bi dañ si jël di arroser muy am mbayum nord mais pour wax ni assainissement li ñu war a jël en charge la si biir réew mi parce que boo xoolee projet yu ñu def lépp loo bëgg avancer moom moo lay gàllankoor donc tey jii war nañu ko jël à bras le corps jéem a seet ba xam naka la ñuy def pour assainir ko et je vois que ni même ki nga xamante ni mooy sëriñ bi mais daf ko def priorité am na jamono boo xoolee nga xamante ni ñoom xaaruñu dara si état luy ñëw fekk na am na ñoom lu nu teg ba pare donc bu fekkee ni ñooñu am na lu nu teg yow li nga si def da ngay dolli mais pour encourager nit ñi ñu mën a gën a taxaw mais ngal la fekk leen nga jàppale leen. man je pense que problème mu xaaruñu dara ci état boobu noonu loolu la état def ci boppam de trop moo tax mënuñu fexe ba régler li nga xamante ne mooy problème mu assainissement bu Touba parce que fan yi maa ngi doon déglu ki nga xamante ne mooy porte parole di Serigne Bass Abdou Khadre muy wax benn dëkk boo xamante ne mi ngi foofu ci Touba problème mu assainissement bi nga xamante ne am na ko ba ndox mi dafa nangu dëkkuwaay yi nekkoon foofu nit ñi ñu déloger leen yóbbu leen feneen te nee na problème boobu noonu ci jamonoy Serigne Saliou moom moo ko réglé woon jëloon xaalisam dugal ko si propre xaalisam def ko ci daal di réglé problème bi mais mu ngi dem ba jëmmi jamono yëf yi ñëwaat mais ba tey état moom mu ngi toog croiser les bras man je pense que mbirum li ñuy wax naan murit yi xaaruñu dara ci kenn loolu la état def seen bopp moo tax mënuñoo fexe ba réglé li nga xamante ne mooy problème mu assainissement bu Touba. xam nga may li may wax li la wax ni buñ la ragalee sa gannaaw. yow da nga war a mën a ragal sa bopp sa kanam. ah oui murit loolu ñu def. dañu xool état ñu ragal ko gannaaw ba mu set bi wecc ni ko nag ragalal sa kanam mu def priorité assainissement c'est-à-dire jusqu'à présent pour man dañu defagul priorité assainissement puisque li ñuy wax ci gestion la ñu nekk te nekk ci gestion mooy nekk li ñuy wax pilotage à vue puisque aujourd'hui waroon na toll foo xamante ni waroon nañu mën a toog Sénégal laay wax d'une manière globale dëkk bu nekk ñu ñëw génne ay plan parce que jusqu'à présent nit ñi dañuy wax mais doo gis plan yi ñu génne doo gis plan te même bu fekkee ni def nañu plan du plan yi nga xamante ni population yi dañ koy gis te normalement projet yi demee noonu ñu war koo def man de leer na ma bis bu ñu toogoon Touba ak ni sëñ bi taxawee ak ñoom ni ñu taxawee si Touba bis bu ñu taxawoon jël plan teg ko nga xamante ne day am courbe de niveau ñu étudier ko correctement xool pente yi ni mu war a demee xool les points les plus bas ñu teg ko xam ni fii nii nu mu taa
bu fekkee ni ndox bi mën nañ ko drainer bu dee 50 kilomètres gëm naa ni murid yi pare nañ pour financer ko pour Touba rafet. xam nga man lan moom ma jaaxal. am ma koy bàyyi mu kii def naa ne Sénégal ñun dañuy fo. tappale dafa bare ci dëkk bi xam nga tax ma ne tappale dafa bare ci dëkk bi non xam nga lu ma jàpp projet yooyu waa mais bu dee ba def lii xam nga lii ñaaw na. tey jii dama ne imaginel heureusement sax mais imaginel bu fekkoon ne parce que dina am benn année boo xam ne màggal Touba dina nekk ci biir nawet bi léegi nag bu baax nag naka la nit si di mel loo xam ne day jël ay nit yu bare mais man li ma gëmoon xam nga mooy lan Sénégal bu ñu buggee avancer il faut que bu amee koo xam ne jox nañ ko projet maanaam nee nañ yow yaay tabax lii bu paree bu amee lii ñu situer les responsabilités vraiment sanctionner bu dee c'est privé ñu sanctionner ko ba kooku dootu ñu ko jox suñu yëfu réew man def naa ne loolu la parce que booy xoolaat lii gis nga taataa bi gis nga am na benn année boo xam ne dama demoon Digane c'est après quelques kilomètres de rond-point mooy rond-point wu Mbàkke boobu mais gis nga lii ndox bi may gis nii man boobu laa ko gisoon ndox boobu fi daaw ndox baa ngi fi ndox baa ngi fi parce que mooy 2 voies yooyu di dem directement Touba foofu la dafay taa ba dem ba àgg Touba mais am na yoo xam ne sincèrement bu fekkee ñun dañu bëgg a liggéey il faut savoir sanctionner et si on ne le fait pas dëgg lii day continuer di am man daal loolu laa gis. ci gën a garaaw mooy ci màggal bi dëgmal dañuy daal di naan dañuy mobiliser les moyens pour pouvoir assainir Touba. dégg naa sax ñuy laaj waa ONAS ñu ne leen ñoom 30 camions la ñu am pour mën a yëpp te pourtant comité d'organisation bi dañu laajoon 50 camions genre mais Touba ñaari défaut yoo xamante ne pour man ci ab ville bi nga xamante ne dafay nekk touristique du point de vue religieux dafay am yoo xam ne waru ko dund non seulement dañu am problème pour évacuer les eaux pluviales waaye pour am ndox bu set pour naan c'est un problème à Touba. xam nga man bi ma xoolee li nga xamante ni moo fi am ma gis ni ñu décrété plan Orsec fii xam nga plan Orsec li ko tax a jóg dañ la wax ne li bu ñu demee ba foo xamante ni utiliser nga sa moyen yëpp te mënul dem foofu ngay déclencher plan Orsec xam plan Orsec li ko tax a jóg mooy maanaam yow muy boo amoon sa camion mu len la yaa ko moomal sa bopp état bi am na droit réquisitionné ko keneen am moto pompe état bi am na droit réquisitionné ko par force pour régler problème bi parce que dafa ëpp loxo nit ñi loolu moo tax jóg plan Orsec mais fii nii ni ñu def fii nii bu ñu nee plan Orsec la pour man du plan Orsec muy benn mais aujourd'hui mooy wanee ni tey jii Touba plan Orsec boobu ñuy wax dañ ko war a def Touba fu mu nekk nii xam nga pourquoi defuñ ko Touba parce que Touba la mais dañ ko war a def Touba même parce que économie bi muy dugal ay milliards lay dugal. Sénégalais yëpp ñoo fay dem. Sénégalais yëpp fay dem et ñaata lañ fay dépense am na ñoo xamante ne tey jii lu ñu am dañ koy denc bu ñu ko dencee ba màggalu Touba lañ koy génne nga xool foofu dafay rouler c'est-à-dire xaalis bi dafay rouler te économie bi xaalis bi di rouler moom mooy dugal kii mooy yokk koom-koomu réew mi loolu mooy suñu problème fu mu nekk nii. et puis il faut que aussi autorités yi Khoudoss ñuy sóor que ni tamit Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni chaque année nit ñi dañuy bëgg di tabax di dëkk si loolu aussi je pense que autorités yi war nañ ko jël en compte bu ñu bëggee régler lii di problème mu assainissement bu ville boobule di Touba ñu daal di la remercier waale foofu noonu Khoudoss. waaw di remercier rek monsieur Anne di jàpp ne rek fii ak màggal bi ci kattanu yàlla dinañu ko waxtaanee parce que lu am solo dañuy recevoir ay gan yu jóge fu ne. donc faaw ñu setal dëkk bi même su dee loolu la ñu politiciens yi di habitué wu. dañuy def seen yëfu. tappale comme continue mu ko waxee. après loolu bu rombee jeex na takk donc faaw ñu jëm ci waxtaan incha allah rabbi. ñu daal di remercier aussi professeur monsieur Anne ñu ngi lay remercier bu baax. en tout cas maa ngi leen di man maa leen war remercier puisque may ngeen ni ñu am loo xamante ne wax na ko si di defar réew mi. et di ñaan nag aussi. kooku dama koy ñaan. mooy nañu xool formation yi nag. d'accord waaw parce que problème yi yëpp
problème formation yi daf si taxaw ak expérience. xam naa dinañ ko xool bu baax. merci beaucoup ñu ngi leen di remercier ñoom ñaar ñëpp di jox Khoudoss sa rendez-vous semaine prochaine ci beneen thème bu ñeel wàllum lii di immobilier ñu daal di ñëw léegi-léegi ñu jàll ci rubrique emploi.